waaye Faranse lan na gooru Sénégal ñii ñu dugal Sénégal ñii génn gàddaay far dem ba faatu ñii joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu Samori ci réewi soose yóbbu Gabang boole koog Baraama Siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gene lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll Fuuta Tooro ñoo del rey nag almaami Abdu Bukar. bi nga xamante ni immigration bi moo ci des itam ci le 19 mars la ci saxaar gi jëkk a daw jóge Dakar ñëw Touba te boobu itam gouverneur général moo ko jiite loolu itam mi ngi amoon ci gouverneur général brevet ñëwoon na directeur général des chemins de fer Sardi ñëwoon na directeur des travaux publics de la LOF Maye ñëwoon na gouverneur circonscription de Dakar Wadje ñëwoon na te ñii ñëpp ay kàngam lañ yoo xamante ni gouverneur général moo joxe ndigal ci ni képp koo xamante ci administration française ngay liggéey su fekkee da ngaa jege Dakar léegi ñëwul foofu ci gaar bi ngeen ànd su fekkente ni nii saxaar gi ñëw na ba Tëngéej dana ralentir foofu ab diir pour nga ñëw bu ñëwee ba Thiès dana taxaw 5 minutes bu ñëwee ba Diourbel day taxaw talibé yi ak sëñ Moussa Yëg ñooñu àndoon nañ ñëw ba pare noonu itam la joxe woon chef de canton yi nga xamante ni ci jamono yooyu ñoo fi nekk tubaab bi jox leen digal pour ñu daje ci Touba muy chef de canton yi dañ leen ku fekkee ni Touba moo la gën a jege naa leen fekk koo xamante ne ni nag dangaa nekk diggante Dakar wala Tëngéej ba Thiès yooyu nañ kar saxaar gi foofu dugg ci ku mel ne Samba Suuna Fall nga xam ne moo nekkoon Ngiig ak Médine ak Thion ñëwoon na Bouna Alburi Njaay bu yang-yang ñëwoon na Ahmed Kumba Baxaw bu Kokkinaar ak Ñomre ak Warak ñëwoon na Makodd Sall moo newoon Geet ñëwoon na Masamba Sall Mexepar ñëwoon na Ibra Dégén Xandang ñëwoon na Elimenel nga xam ne moo nekkoon Bayar ñëwoon na Aliou Sill moo nekk Ngoy ñëwoon na Alburi Jeet Solow ñëwoon na Aliou Fall Lambay ñëwoon na Laman Saas Daadeen ñëwoon na Aliou Sow Mbut moo nekkoon Kotal ñëwoon na Candeela Fall Ngàcc ñëwoon na Babacar Ndeena Njaay Gaa Njaay ñëwoon na Samba Xari Siise mu nekkoon Welingara ak Njàcc ñëwoon na ñii ñëpp ay chef de canton yoo xamante ni tubaab bi moo leen joxoon ndigal pour ñu ñëw kon du ab liggéey la boo xamante ni nii ñoom mu wóor na leen ni liggéey bi existé na te war naa am trace waroon naa am jeexital ci seen archive yi nga xam ne dañ ko bind comme ni nga xamante ni noonu la doon déroulé mais dafa mel ni bu loolu amoon xaalis bi ñu bëgg a reesal loolu duñ am yoon pour man ko reesal te bi nga xamante ni ni immigration bi am na ci le 19 mars di samedi 1931 dimanche altine le 21 mars tubaab bi woote waat na Jurbel ci buntu gouvernance boo xamante ni dafa tànt ndax dafa ne sëñ Moussa jëf ji nga rëy di nga def day jëf ju rëy yoo xamante ni li ko rëy su ko suul dañ ko war a wan adduna woote waat na ganeen feet goo xamante ni buntu gouvernance bu Jurbel lañ ko doon defee. feet ga ndax du béggoon ci xaalis bi waroon a dépensé te lekk ko te mu defal leen ko mel na ni mbégte moom lañ doon feetu kon moom lañ doon feetu mais def na ñaari tànt boo xam ne benn bi chef religieux bi ci des ñoom seen chef de service yi ñoom lañ indi woon andi nañ ci arme ba fa newoon solo ñu maaj ñu tëgg seen junjung yooyu ñu décoré sëñ Moussa foofa ci liggéey bu rëy boo xamante ni def na ko sëñ Modou jógee foofa ñëw ci kër ga bi muy ñëw ci kër ga kilifa yeeg yooyu ñëpp di ko sant ba kenn ci géwél yi jaaji Juuf yi ku ñu wax Ibba Ñëng moo fa jël kàddu sax ni gars yi may leen ma ñu may ko tuuti mu ni sëñ Moussa li nga def mérite la du sens waaw tey kenn ku nekk bëggoon naa doon yow te tey yow bëggoo doon kenn ku may sëñ Bamba ci liggéey bu rëy bi nga xamante ni ni def nga ko kon liggéey la boo xamante ni nii vraiment am na ay nax yu rëy rëy yu nekk ci biir muy ay njublang yoo xamante ni ni tubaab yi ñoo ko doon joué ndax yooyu nag ba léegi jógu fi ba léegi mi ngi am loolu nag mooy wane rek ci ni liggéey bi des na ci noonu war a taxawoo njaboot gi ak nuñ leen war a mën a impliqué ci wàllu xam-xam ba lépp lu ñuy defati ñu defal ko suñu bopp
en même temps itam ne ci biir na ci lëcc ci biir lijjanti ba lenn lu ci nekkan ndax dafay mel ni yii bari na ci yoo xamante ne ni ginnaaw boo xamante ne ni rahmatullahi alayhi sëriñ Cheikh Mbacke commencé màgg na te am ay responsabilités yoo xamante jël na ko ci kanamu sëriñ Moussa am na yoo xamante ne ni tubaab bi mënatuluñ ko waaw ndax kii bàyyee bu Touba rek am na ci ay changement yu ci gars yi defoon yoo xam ne document yi bi mu dikkee bi mu ko liiree dañ koo delluwaat dañ leen baat yi duñ ko waxee nii lañ koy waxee te loola la ko def mooy maîtriser gu maîtriser langue wi ndax dañ ne nit boo xasee man aw langam mucc nga ci pexeem waaye ñàkk man langue wi tax na tubaab yi ndax yi ñu daan nax Sëñ Mbay doyen na kéemaan lii rek firnde la ci ju leer nañ yoo xamante ni ndax liggéey boo xamante ni ñu ngi la ko chargé di la ca fereloo te fekk xaalis boo koy war a def ñoom dekkeese nañ ko boole ko ginnaaw bu liggéey bi pare ba pare la ñu door a dekkeese xaalis booba di ko saax-saaxee ci yeneen yoo xamante ni jëmul noonu yooyu ay nax mënu ko feeti kaw loolu jërëjëf def naa ni loolu leer na nax yi ay nax mënu ko gën a féete kaw ndax le ministre des colonies dégg ngeen journal officiel numéro 21 boobu génnoon ci dimanche 25 janvier 1939 ñu génne ci rapport boobu mu yónnee woon le président de la République française mais ba ñu demee ci journal officiel numéro 39 génnoon ci mercredi le 11 mars 1931 nga xamante ni ay fan yu néew lañ ca teg le 11 mars daanaka kon juróom-ñetti fan lañ ca teg inauguré raay bi booba raay bi egsi na ba noppi suñu demee ci journal officiel boobu moom le ministre des colonies ma ngay envoyé beneen rapport te bii moom fekk na booba semaine daanaka moo tee ñu inauguré raay bi lan lay wax président ci rapport boobu ouverture de travaux de chemin de fer au Sénégal rapport au président de la République française Paris le 4 mars 1931 booba raay bi egsi na ba noppi lan la bind président monsieur le président le décret du 22 janvier 1931 a autorisé l'établissement au Sénégal d'une voie ferrée reliant la gare de Diourbel du chemin de fer Thiès-Niger à Touba et Taltal kon décret boobu du 22 janvier mooy bi mu doon sàkku ci bi ma njëkkoon doon jàng bi génnoon ci journal officiel bële mu wax ni ñeen fukki millions yi mu doon laaj ak téeméeri junni ngir Touba ak Taltal mu ni nag la construction de cette voie ferrée dite chemin de fer du Sine fii moom wutal nañ ko aw tur nee nañu chemin de fer du Sine doit être assurée par les soins du gouvernement général de l'Afrique occidentale française et avec les ressources propres de son budget nee na président de France raay bi li koy war a yóbbu budget local bi nga xamante ne bi mooy budget Afrique occidentale française bi seen ressources yi ci la ñuy jëlee xaalis bi ñu koy war a def mu ni ko nag l'ouverture des travaux doit pour chaque tronçon être autorisée par décret d'après les prescriptions de la loi du 2 mars 1919 ayant pour objet de régler les conditions de rétablissement des voies ferrées dans les colonies. Le gouverneur général de l'Afrique occidentale française vient de demander cette autorisation pour le premier tronçon du chemin de fer subvisé reliant Diourbel à Touba et dont la longueur sera égalée à 45 km 950 mètres. kon nee na ñoom ñoo war a financer xaalis bi ci seen budget bi nga xamante ni bi mooy budget local mun itam gouvernement Afrique occidentale français bi ñoom demandé woon nañu autorisation ndax tronçon bu nekk kon ñaari tronçon la muy Diourbel Touba ak Touba Taltal mu ni nag tronçon bu nekk bu noppee dañu war a am autorisation ngir def ba ca topp bi ñuy njëkk a def nag nga xamante ni mooy Diourbel Touba nee na guddaay bi ñeent fukki kilomètres la ak juróom yu tegal juróom-ñeenti téeméeri mètres ak juróom fukk maanaam kon 46 kilomètres yu manqué 50 mètres la maanaam ñeent fukki kilomètres ak juróom benn yu manqué juróom fukki mètres mooy li raay bi bàyyi ko Njaareem ba egsi ci gaaru Touba mu ni nag cette demande est appuyée du projet définitif des travaux exécutés que j'ai approuvé par examen. La dépense totale des ouvrages prévus à ce projet est évaluée à 22 975 000. kon
40,500,000 yi mu doon laaj nee na diggante Touba ak Njaareem mooy jël ñaar fukki millions yi ak ñaar yu tegal maanaam ñaar fukki millions ñett yu manqué fukki junni ak juróom la ci des kon mooy li war a jóge Touba ba dem tal-tal te loolu moom ba léegi amut mu ko le gouvernement général de l'Afrique occidentale française dispose par ailleurs sur ses ressources de son budget des sommes nécessaires pour assurer la réalisation des travaux en cause kon nee na gouvernement bi am nañu xaalis bi nga xamante ni moom la ñu war a soxla te mooy 22,975,000 pour jële raay bi Njaaréem ba indi ko Touba. J'ai en conséquence l'honneur de vous prier, Monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret 6 juin autorisant l'ouverture des travaux de chemin de fer du Sine entre Diourbel et Touba, soit entre le kilomètre 0 et le kilomètre 45,959 mètres. kon mu ni ko maa ngi lay ñaan mel na ni moom saa bu doon wax ak président bi daal la mu bëgg rek mooy signal ma ndax nee na kon maa ngi sàkku nga signal ma ngir ñu mën a tàmbali ci kilomètre 0 fa muy tàmbalee Diourbel ba ci kilomètre 45,959 mètres. kon moom le ministre des collectivités ñu doon ko wax Paul Reynaud ñaari rapport am yëpp mel na ni bu ci nekk daal danaan président bi signal ma ndax président bi mu nga France waaye bu ñëwee au Sénégal nañuy def xaalis ba loolu moo leerul ndax tronçon bi des 40 millions nga jël ci 23 millions war naa des 17 millions yi kon moo war na jëlee raay bi Touba ba yóbbu ko Taltal fan mooy Taltal ak ban raay moo bàyyi ko Touba dem Taltal sëñ Ahmadou. jërëjëf sëñ Mbaye mel na ni ba léegi bu fekkee Taltal gi ñu xam rek ni nga ko waxee léegi moom benn intérêt wala benn jubluwaay boo xamante ni taxoon na tubaab yi war faa jëmale yoonu saxaar loolu jàpp ma ni jenn jëmmi jamono mus na am. mel na noonu lay la war rek. aw lay la woo xamante ni dañ koo tegoon ngir ni ki ñuy waxal ñoom nga xam ni moom la ñuy bind di ko envoyé moom xamut lu xew fii xamut yan réalité moo fi ne te ñoom ñi ko fi nekkal itam dëgguwuñ ba man ko wax dëgg liñ nar ndax ñoom boo seetloo rek ci sukkandiku ci seen bind muy le 22 janvier boobu ñu koy bind di ko sàkk yoonu saxaar gi te yoonu saxaar gi tàmbali woon le 11 novembre 1928 ñoom ñu toog ba janvier 1931 ñuy door a demandé budget bu dem ci loolu 4 mars 31 4 mars 1931 loolu bu day xamal ni la ay tappale mënta weesu loolu ndax 4 mars 31 nga xamante ni 15 jours moo def ci immigration bi te ñoom dara ump leen ci ndax ñoo ko ànd su fekkonte ne ni sëñ Modou daa beru woon di liggéey yëguñu ko wala dañ ko joxoon digal rek mu beru nga xam ne da koy defal boppam te yëguñu ko bu boobaa nga ni dañoo yëguwut waaye liggéey bi lépp mooy tubaab yi ñoo ko yor te ko saytu seen i nit a ci nekk technicien liggéeyu technique bi boole koog liggéey bi jeex ci le 14 février nga xamante ni liggéey bi jeex na léegi yow 4 mars ngay demandé 22 millions pour tàmbali liggéey ban liggéey lañ doon tàmbali ñëw ban liggéey jar naa laaj ban liggéey lañ doon tàmbali ci daat boobu ndax le 14 février moom liggéey bi jeex na ba nga xamante ni immigration bi nga xam ne 15 jours moo tax ni te 15 jours yooyu wóor na ma nit ñoom ci préparation immigration bi lañ ne woon ndax ñi doon woo demandé budget 22,975,000 te wóor na ma 4 mars boobu ñoom fekk na ñoom ñiy préparé nan la ñuy def ba mobiliser seen mbooloo mi ñëw Touba ndax wóor na ma ni wax nañ sëñ moo doon mu waaj te it ñeneen ñi nga xamante ni bëgg nañ muy chef de canton yi ñu doon lim léegi pour ñu wax leen ñu waaj ñu daje ñoom ci gaar yi wala ñuy jiitu si Touba yi fekk na lettre recommandation yi dem na naka noonu itam ñu aju ci seen kilifay tubaab yi administration française bi itam waxoon nañ leen ko loolu itam mel na ni kon amut ak réeroo ci seen biir mais deal bi moom ñoom ñoo ko séq waaw waaye li ñu bëgg xam ko daal mooy ay nax la yoo xamante ni tubaab yi war nañ ba lekk xaalis boo xamante ni li sëñ Moussa fere ñoom ñoo ko waroon a fere sëñ Modou amu ci woon loolu transport loolu tax itam sëñ Modou ci jumaa ji rek nga baal ma ci fii soorol bi nekk loor gi fi newoon toog na fi woo sëñ Abdoulaye Diop lew na mu ñëw mu ni ko xoolal ma ci bagage yi lu fi oto mënta indi bagage yi ci jumaa ji mu wër di ko mu ni ko tubaab yi de dañ maa bëggoon a gàllankoor rek moo taxoon ñu tegal ma kon kay li ñuy wax Cheikh Moustapha moo nu ko njëkk a wax jërëjëf sëñ Ahmadou Ndiaye Nguerane jërëjëf bokk yi nuy déglu kon sëriñ Ahmadou tàggool ak bokk yi rek ñu tëj deuxième émission bi ñëw ci bi nga xamante ni bii nag mooy bi mujj di troisième émission bi. jërëjëf sëñ Mbaye ñu ngi
sant bu baax ci jataay bi di sant itam téléspectateur yëpp di ñaan rek suñ borom defal nu tawfiq ba li ñu jublu ci émission bi suñ borom defal nu ci lu kaw njort mooy ñu jëlewaat ci ak fobu waat jëlewaat ci itam ak gën a ñaw ak gën a bàyyi xel liggéeyub Sëñ Tuubaa yi nga xamante ni noonu lislaam yi cercle gi ñu ko cercle lépp mooy bëgg taal bi fay rek te ñun suñ yéene ak pas-pas bi mooy taal bi dem te du yóbbaale benn loo xamante ni lu koy gàllankoor la kon noo ngi leen di nuyu bu baax di sant Sëñ Bay ci jataay bi di sant itam technicien yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi doon seetaan kon lii la ñu leen indi loon ci seen ñaareelu émission xam sam réew yoonu saxaar gi di raay bi Cheikh Moustapha jële ko njaareem ba indi ko Touba ñu di leen sant bu baax a baax di leen gërëm te di leen jox dox daje ci émission bi mujj di xam sam réew yoonu saxaar gi njaareem ba Touba. waaye Faranse lan na gooru Sénégal ñi ñu dugal ñu dugal Sénégal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu i cere bi soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala kapoor ba ñi lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo génne lam de julbeere yi ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del rey nag almaami Abdu Bukar